asalaamualeykum ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaara gannaaw ba ñu sante yàlla buur bu màgg bi te tedd ci xéewal ak teraanga yi nga xam ni yàlla du noppi di ko dotti ci mbindeef yi ba noppi di xaar mbindeef yi sant ko moom yàlla waaye mu leen di dolli ndax ma wax la in shakartum la azidannakum waaye itam ñuy julli ci Seydi Ahmed te di yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moom mooy inondation yàlla ni ko mbokk ma doon waxee nga xam ne yàlla jël na ci leeram bind ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi ci leeru yonent bi yàlla bind amal gi muy teranga yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ñuy yeesal suñu ziyaara suñu tarbiya ak suñu teggin ci keppaar ki mu amul kudul moom te muy xatmiyaam di mawlaaya cheikh Ahmad Tijani Chérif radiyallahu taala anhu boroom katmiya ñuy ziyaare xulafaam yu tedd yi moom ci réew mi waaye itam di jël loolu lépp di ko teg ci ki mu amul kudul moom di xalifaam fii nuuril azam di mawlaaya Seydi Mohammed El Cheikh fa tabarakallahu dafa mel nañu koy defee léeg-léeg rek dugg ci YouTube bi di xool par rapport ak li xew léegi ci jamono par rapport ak kàddu yi nga xam ni da ngay dégg ay nit di ko yëkkati ay nit yoo xam ni dafa am ñoo xam ni dañ ci tuddee seen bopp ay imam mu nekk lu problématique ci sama côté am ñoo xam ni dañ ci tuddee seen bopp ay oustaz mu nekk itam lu problématique à mon niveau ay am ñoo xam ni itam dañoo am fu ñu bokk waaw am fi ñu leen doon xaar waaw ñuy yëkkate ay kàddu di ko wax di ko indi ci suñu kilifa di Mawlaaya Seydi Mohammed El Cheikh mu mel ne dafa am ñaar yu ma ci bàyyi xel kenn kii di wax te li ma seetlu ci ay waxam buy wax sang bi xale bi lay wax xale bi la koy traité déjà rek loolu nekk kàddu boo xam ni xaw na ma surprendre ci koo xam ni da nga bokk ci tariqa Seydi Ahmad Tijani waaye itam sa waajur ñu xam koo xam li mu représenté ci biir tariqa Seydi Ahmad Tijani ci biir réew mi ñu xam li muy représenté kon yaa ngi ci géeju xaqiqa kon boo demee ba di ko traité xale bi dama koy fàttali pour wax ko ni attitude bi mu jël ak li mu koy woowee dafa am lu mu fàtte ci moom wala boog am na lu ko rëcc jamono ba mu koy tuddee xale bi na fàttaliku ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam magu Xurayshi yi xale bi lañ ko doon wax waaw xale bi lañ ko doon wax mais ñooñu mën nañ leen comprendre ndax duñu ay nitu xaqiqa ñooñu mën nañ leen comprendre ndax duñu ay nitu xaqiqa parce que buñ doon nitu xaqiqa duñ ko traité da xale bi ndax nitu xaqiqa su waree intervenir li nitu aada gi di wax moom du ko wax parce que lii aada du xaqiqa luy aada du xaqiqa aada faytewoo di tudd xale di ko natt ci atam mais xaqiqa du natt xale ci at ndax lan ndax yàlla dina jël responsabilité bu mag mu waroon am 100 ans yanu wala ko am 200 ans mënoon a yanu yàlla yan ko xale boo xam ne 15 ans la am wala 20 ans la am yàlla yan ko kon mbir yi dootul dellu ci at waaye dafay dellu ci responsabilité kon nitu xaqiqa dafa am nu muy waxee waaw Damrawi mi nga xam ne mi ngi woon ci wetu Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijani 20 ans la amoon am la sax téere yi wax 25 ans waaw mais que mu am 20 ans wala 25 ans mais gis nga li mu représenté woon ci diggante Seydi Ahmad Tijani ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam est-ce que kooku di nga ko xool naan ko xale bi di nga ko traité da xale bi ndax loolu mu mën
mag dund na ci tarixa bi ba génn àdduna jegewul mel am lu mel noonu wala am cër bu tol noonu. Sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu mag ña ko contrôle ca jamonoom li tax ñu bëre bañaloon ko xilaafaam ndax dañ ko traité woon da xale bi comme ni ngay waxee yow ni ngay waxee sang bi naan ko xale bi dañ koy waxee xale bi ñoom noonu lañ ko doon traité. am na si ñoo xam ni dafa leen dégg booba góor gi mi ngi ñëw de loin boot ay loxoom di ñëw ñoom ñu taxaw di ko jëw naan ko xool ko waaw xale bu tuuti di wax. góor gi dox ba ñëw ba ci ñoom nuyu leen ndax lu mu mer dana doxal charia. waaw melul woon comme yenn jëmm yi ñuy gis fii léegi yuy investir réseau bi waaw nga xam ni bu ñuy yëkkatee kàddu rek boo leen gisee mën nga leen naw xëy na attitude bi ñu lay wan waaye bu ñu àddoo ga reculer ndax terme yu ñuy utiliser ak kàllaama bi ñuy utiliser ak façon bi ñuy waxee waaw ndax da ngay yëg ni façon bi ñuy waxee benn xaqiiqa benn leer ne ko ci waaw sëriñ Babacar Si ni leen nag man Babacar du ma gonee kenn waaw du may gonee kenn ndax posé leen question boo xam ni ñoom mag ya fa nekkoon mënuñu ko woon tontu ndax nee na ba Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani waree bindal ijaaza ay jinne am na ci benn taatu garab boo xam ne am na ko fa toogoon di leen bindal ijaaza kan moo toogoon ci taatu garab ga di bindal jinne yooyu seen ijaaza mag ñi kenn mënul woon a tontu kenn ku ne di xoolante mu ni waaw loolu fekkeewu leen ki gën bëgg ni man xale la ñu furuñ dem mag ñëpp a jommi kon mu mel ni itam kilifa buy intervenir di wax te li ma waxoon ci mbiru imam boobu doon woote imam rek lay wax ci moom itam ndax itam dafa am fiñ ko doon xaare am attitude boo xam ni ñu xam la ci réew mi xam la ci biir tariqa Seydi Ahmad Tijaani ndax am na loo xam ni itam nitu tariqa ki bokk surtout ci tariqa Seydi Ahmad Tijaani am na lu mu war a jombaleel boppam am na attitude bu mu waroon a sañ parce que ak loo ko mën reprocher war nga am sagesse boo xam ne moom ngay doxale ci jéem a xam li ngay diingat lan la parce que ci ëttu xaqiiqa nga nekk te ëttu xaqiiqa mag ñi daañu wax loo xam ni buñ ko doon jéem a atte ci chariatul muhammad yi mais duñ ko mën a atte parce que ña fa nekk te ñu branché leen ci réseau boobu ñoom du ñu mën dégg li mag ñi doon wax parce que li mag ñi doon wax dafay raisonné ci xaqiiqa te lii raisonné ci xaqiiqa nag mais mënoo ko jéem a atte yow ci charia te boo dee nitu xaqiiqa bu ci sa dégg yeggul waroo ko mën a bañ bu ci sa dégg yeggul waraloo ko mën a bañ ndax lu ne dégg nañ ko ci biir tariqa Seydi Ahmad Tijaani lu ne dégg nañ ko ci biir tariqa bi ay kilifa tariqa bi wax ko mais yooyu ki mën naa comprendre ki gëmul tariqa koo xam ne fa bañ tariqa moom mu jël boobu attitude mais koo xam ne mi ngi ci tariqa et puis xam cër yi Mawlay Cheikh Ahmad Tijaani mën a rangal taalibeem ci biir tariqa bi mais lu ne Mawlay Cheikh Ahmad Tijaani parce que Mawlay Cheikh Ahmad Tijaani dafa ràngoo lépp loo xam ne cër la boo xam ne yàlla war na ko tappal mbindeef lépp lu yàlla war takkal mbindeef loolu daf ko def muy trésor mu dénk ko Mawlay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif ba ko war a sédd moo lay sédd moom te kooku defe naa doo ko weddi ndax li ci sa wayjur way kenn xamul na mu toll waaw ñu koy ziyaare moom au passage ba baax a baax waaw ndax bis bu nekk taalif ya mu def ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani bokk na ci li ñuy dundal ndax dañu koy suivre kon nag defe naa ni ku nekk ci ëttu tariqa war nga def très attention ci bu nit wootee nekk ci biir tariqa Seydi Ahmad Tijaani woote fii am na cër bi jëlee ko ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif ñëpp war nañu jóg rek weddi ba mu des yow mi bokk ci biir tariqa Seydi Ahmad Tijaani bu dee am nga tuuti cër ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani bu dee am nga ci moom cër
mais ñaata ñoo weddi loon Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñaata ñoo weddi loon Maodo ci jamonoom te ñoom dañoo nëbb nit ñi ba dem te ñoom liñ leen di xam yëpp taxul ñu xam lu toll tarfatal ay ni ci ñoom. am na góor goo xam ni ko taxawoon ak Serigne Babacar Sy la ñu koy wax Abdou Karim Ndiaye su ma jumul ci turam Abdou Karim Ndiaye la waaw wax na ni Serigne Babacar Sy ba léegi wàccul ci suuf waaw te ku xam mag ñi xam li ñu représenté xam seen cër suñ la waxee loolu nga war ko mën a gëm waaw ndax Serigne Cheikh wax na ci ñoom ni waxuma la Sénégal waaye mën nañu bloquer univers kon ki mën bloquer univers kan la ban jëmm la ban jëmm la ban jëmm la loolu taxoon itam mu wax mbokk ma ni mbokku arabam ba ni ko yéen ñu gënoon magu démb ñu gën leen magu tey mais ñi mën gën magu teyu arab bi ñooñu ñan la ñu mais kon nag warta mën a ñàkk mais nit woote ci biir tariqa Seydi Ahmad Tijani cër boo xam ni mais cëram la wootewul ni mooy Mawla Cheikh Ahmad Tijani dafa woote doon taalibe Seydi Ahmad Tijani woote doon xalifam fi Nuuril Azam pourquoi ba du ko doon est-ce que fa ñuy séddalee cër yi da ngeen fa toog wala da ngeen dem ci fa yàlla di séddalee cër yi bay xool yàlla na muy séddalee cër yi na ma koy joxe na Mawla Cheikh Ahmad Tijani di tànnee ci biir njabootam nga xam ne ñëpp ay njabootam lañu di tànn si njabootam ka muy rangal garaat ndax yéen da ngeen fa toog di xool ni moom rangalu ko moom mi di ko wootee rangalu ko compte moom kon fan ngeen di teg di ko weddi et pourquoi mënul doon moom pourquoi ñu mën ko nangul ku nekk duñ ko nangul pourquoi ngeen teg ko fan te man sax mën naa gëm nit génn ne ma gis naa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani yàqazatan laa mën a man mu wax ma ne ma loolu amul wala ma génn ni gis naa ko sax ci gént wala ma génn sax ni gis naa mag ñi ci gént te defe naa ni képp ku gàddu kurusu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif di zikr salaatul fatihi mais war na xam li salaatul fatihi capable xamal doomu aadama war na xam dëgg-dëgg li jawharatul kamal capable mën xamal ruuxu doomu aadama ci ay réalité wala lu ko lënt moo xam ko koo xam ni 97 ba léegi mi ngi koy woote ba 2075 mais kooku koy defe naa ni bu dee am nga tuuti sagesse balaa ngay yëkkati lu ñaaw di ko jëmale ci moom mais daa ko xool daa ci tey gis naa kilifa yu bari yoo xam ne dañ ni ma carrément donte que li muy wax jaaxal nañu waaye man duma ci yëy yàbbi ci ñemewu ma ko sama kilifa bi ma njëkk doon defal tarbiya loolu la ma wax waaw dafa ni ma duma ko weddil benn may parce que képp ku jokk ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani di woote woon ni taalibeem nga cër boo woote woon ni am nga ko te Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani jox la ko dum la ko weddil waaw même bu fekkee li ngay wax dégguma ko wala comprendre mu ko wala boog duma sa taalibe même bu fekkee duma sa taalibe dum la ko weddil kon moom li muy woote dum ko weddil du ma yëkkati mukk lu ñaaw te du ma digal sama njaboot wala ku ma jege ngay yëkkati lu ñaaw di ko jëmale ci moom nii la ma ko waxee te du taalibe te lu ni xam na ko nag ci tarixa bi waaw kon nag dama yaakaar ni nañ nit ñi àndaat ak sago waaw te moytu di yëkkati yenn kaddu yi rawatina ci ki ñuy wax ni kilifa nga waaw ki ñuy wax ni kilifa nga am fuñ la askanale nga yëkkati yenn kaddu yi loolu du kaddu yu responsable du kaddu ku ñuy xaar ku bokk ci biir tariqa Seydi Ahmad Tijani dafa fekk ne rek ni que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si yàlla yokk leeram doon waxee su ñu nekkee ci àdduna boo xam ne dafa lompoñ bu ñu nekkee si àdduna boo xam ne dafa lompoñ lu ne diñ ko dégg tey jooy na ko ba tey ndax wax ne réew mi dañoo bëri wax dañoo bëri wax te li ñuy wax dara lañ ci xamul wax na ko ba tey
nee na yàlla moytul mag ah moytul mag day fekk xale bu tuuti moom may ko ba mu fees dell. nee na diggante shahada ak xayba xale bu tuuti sax mën na ko dox di dem di dellu si ça dépend bu fekkee am na formation bi rek c'est juste une question de formation wax na ko budul benn yoon du ñaari yoon. kon pourquoi moom li muy jàngale di ko tëbbee ci xayba di ay réalité xaqiqa yoo xam ni ma ngi koy jàngale tëbboo ko ci Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif pourquoi ngeen bëgg ni loolu nekkul waaye nag di bàkk di def ay audio di def ay vidéo di investir YouTube bi di dem ci Facebook bi fu nekk dem fa di ko yuuxu di àbb ay ndënd di ko tëgg di ko woote di vilipender ngir ñu bañ ko gëm du tere loolu nekk du tere loolu am te du tere mission boobu dox ba 2075 kon lii rek la ñu bëggoon indi ci kàddu yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu